mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen télévision régionale di prestige xibaar yi nag yitteel ay bés yu weesu tàmbale ko nag ci fukki fan ak juróom-ñett jàpp ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru janvier ci atum 2021 seen télévision régionale di prestige di def wàllu am solo ngir daal xamal askan bi ana lan moo gën a fës ci bés yu weesu loolee nag la ñu duppee journal hebdomadaire seetaan bi ngeen ko seetaan nag ak bàyyi bi ngeen ko bàyyee xel nag jur mbégte ci mboolem seen liggéeykat yi xam ne ñoo nekk ci groupe liggéeykat bi di prestige daal di dàmbale nag xibaar yi gën a fës ci bés yi rek ak la nga xam ne moo yitteel feebar bi di coronavirus muy wéy di am tànku kanam ci mim réew di Sénégal la ko firndeel nag tey jii ci bésub samedi gi ña nga xam ne ñooy waa kër docteur daal di xamle ne lu tollook ñaari téeméer nit ak juróom fukk daal di nañu yéenu feebar bi lu tollook juróom-ñeenti nit wàcc liggéey la leen ko yóbbee nag mooy feebar bi lee di Covid 19 wala coronavirus leeral rek ñu ànd ci docteur Ousmane Gueye mi xam ne mooy coordonnateur SNEIPS. ministère bu ñu dënk wérgu yaram askan bi jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci ñaar junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñett ak fukk ak juróom-ñeent test yu ñu jot a def ñaar téeméer ak juróom fukk ñoo ci positif maanaam juróom-ñett fukk ak juróom-benn ñoo ci am doomu jàngoro te jaxasoo woon ak ñu ko amee woon ñu ko naan cas contact amul benn cas importé téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent ñoom ñoo ko amee te xamuñu fu ñuy jëlee doomu jàngoro bi ñu leen naan transmission communautaire ci ñooñu Louga am na ci fukk ak ñaar ak Touba fukk ak benn ca Kaolack fukk ca Thiès juróom-ñett ca Saint-Louis juróom-benn ci Liberté 6 juróom ca Dakar Plateau ak Richard Toll ñeent ca Fatick Ngor Ouakam Ouest Foire ak Rufisque ñett ca Kër Massar Mékhé Mermoz Parcelles Assainies Point E ak Yoff ñaar ca Almadies Bambey Bargny Darou Mouhty Fann Résidence Gueule Tapée Kanel Kédougou Khombol Linguère Nioro Sébikotane Thiaroye ak Ziguinchor benn ca Bignona Cambérène Colobane Dalifort Diofior Grand Mbao Grand Yoff Hann Plage HLM Fass HLM Grand Yoff Kébémer Kër Mbaye Fall Liberté 1 Malika Mamel Mariste Médina Médina Yoro Foulah Passy Patte d'Oie Pikine Ranérou Sacré-Cœur 3 Scat Urbam Sicap Foire Sokone Tamba Tivaouane ak Vélingara téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent fukk ak juróom ñi ñu hospitalisé woon wér nañu bésu tey ñeent fukk ak juróom-ñaar malade ñoo ngi suñu réanimation juróom-ñett malade ñoo ci ñàkk seen bakkan bésu démb ajjuma ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier atum 2021 ñeneen ñi des hôpital ñoo ngi tane. mbokk yi nag des ba léegi ca la yitteel wàllub wérgub yaram gis ngeen ne nag couvre-feu bi nag jëmmal nañ ko ci ñaari région yi di Ndakaaru ak Thiès laloon ko yóbbee nag moom mooy feebar bi di coronavirus mu nekk gan boo xam ne nag ginnaaw bu mu ñëwee boobaak ba léegi daal tee a ñibbi toog bugg a dëkk ak ñun ba tax na nag waa kër docteur wala kilifa yi rek xam ne loolee du jëm kanam ba tax na nag ba ñu dëgtal ñu daal di jëmmal lañuy wax couvre-feu ngir daal wàññi law feebar boobee waaye nag foofee ca marché central bu Thiès ña nga xam ne ñooy liggéeykat yi nee nañu couvre-feu bi daal sol na leen lool la ko waral daal nañu mbir ya daan doxatul nana mel reportage ñu ànd ci soxna Fatou Fall ak Ndeye Coumba Fall.
ñaareelu vague coronavirus bi jaaxal gouvernement bu Sénégal tax ba ñu décrété ab couvre-feu bu 20 waxtu ak benn jotee ba juróomi waxtu ci fajar ci Thiès ak Dakar waxtu boobu nag arrangé wul benn yoon ñii di jaaykat yi gën a liggéey ci ngoon gi ki xamle loolu nag dina koy xool. suñu wàllu liggéey moom wax dëgg yàlla moom couvre-feu bi commencé 21h moom am na ci lu ci indi nag suñu liggéey ndax ñun suñu heure wàcc mooy heure boobu presque. te bëri na ñoo xamante ne nii fii ci Kees dañuy dem liggéey ba wàcc bëgg a dikk fii ci marché bi dox seeni soxla te heure boobu noonu day tax nag day indi pëccaxoo bu waxuma dara mais oto yi pour nga dem ak dikk bi rek sax ak heure ñibbi bi lépp daal nekk ci timis bi tamit bu mënoon a gën a puusal heure bi daal tamit dinañu gën a arrangé wax dëgg yàlla ñun jaaykat yi moom. ci wàllu woowu chauffeur yaa ngay wax lu méngoo ko li ni mel. waaw maanaam 21h bi nga xamante ne dañ ko décroché doon na loo xamante ne bii. maanaam arrangé wul chauffeur clando ak même chauffeur taxi sax chauffeur ci boppam la arrangé wul parce que am na chauffeur jaune noir yoo xamante ne ñoom dañuy gont ay 15h lañuy gont muy gont 15h ay minuit wala ay 2h du matin lañ daa wàcc ñooñu ñooy siruman taxi yi kon bu ñu wàccee 9h bon gënul leen danoo ñàkk pexe waaye gënul leen. ci circulation bi nag li tax circulation bi di demee noonu rond-point Ngent gii oto yi dañuy tàncaloo maanaam taxi yeeg car yeeg tata yeeg même ak kii comment dirais-je camions yi ñun ñëpp ñoo bokk benn voie boo xamante ne dañ ciy aw te chauffeur li naan chauffeur tolérance baax na ca mooy dëgg ndaxte bu fekkente ne. ñun ñëpp dana bëgg aw benn voie te kenn du may sa morom loolu moo war a laax ni ci rond-point bi muy xat. bu waxtu woowu dee waaj a jot nag ab pëccëxoo la ñuy nemmeeku ci tali bi loolu tax ba chauffeur yi di yokk seeni paas loolu nag métti loolu client yi ji li moo yoroon seenub kàddu. yoon wi dina xat de paren saa yi nga fay diggante Cité Senghor ak marché paren saa yi nga fay taxi 1000 francs mu bañ te bu njëkk ba téeméer la woon laataa couvre-feu yi ñoom it nañ dawal yërmande te xam ne clients yi bu ñuy ñibbi ñoom ñoo ci mën a jàpp. ci ndëgëndiku jeexitalu couvre-feu bi nañu càmmonteeg diglewu gouvernement bi. mbokk yi ngeen di wéy di seytaan seen télévision régionale di prestige xibaar yi xam ne ñoo amoon ci ay bés ñu koy topp ba tax na nag ginnaaw bu ñu àndee ak soxna Fatou Fall ak Ndeye Coumba Fall ca marché central yi teeloon jaaykat ya fa nekk ana nan la ñuy dundee couvre-feu bi foofee nag ca Fandène ab commune la nekk ci bëj pënku ba Thiès digganteem ak Thiès tollu ko ci juróom-ñaari kilomètre ka nga xam ne nag mooy jaraafu commune boobu di docteur Augustin Tine moom nag bés yi weesu mu nga doon jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi la ko waral daal mooy yokk bi feebar bi yokkee ci Sénégal nee na nag fu mu toll nii l'heure est grave ba tax na nag askan bi wares nañu sàmmonte ak digle waa kër docteur ngir bokk ñiy daan feebar boobee dem na sax ba wax ne ñaxal la xam ne ñoo yitteel wàllu xew ya ak yeneen ndajaloo yi mu ngay ñaan nit ñi daal di ko bàyyee xel ba teg ko nale loolee nag moom ñu mën a musal ci feebar bi di coronavirus docteur Augustin Tine di meeru Fandène ci micro Ahmadou Bambali ak Moussa Mbaye. salaamaaleykum mbokki commune Fandène maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam jiital ci nuyo bi borom dëkk yi kilifa diine yi góor ak jigéen ak mbooleem ku ñëw ci biir commune Fandène te ñoo toll ci situation boo xam ni laaj na ñu waxtaan li fi xew ci jamono yi nga xam ni moo lëmbe àddina suñu région am ci wàll bu metti suñu commune mos ci aussi ma bëggoon ñu wax ci ñu seet doxileen bi nan lañu koy defe parce que fi mu ne nii yëf yi doy na waar doyati na waar metti na lool ma bëggoon ñu waxtaan ci comportement yi ñu war a am
te yàlla def waa kër docteur joxe ci ay tegtal yu wér ñu seet nan lañ koy doxalee plus particulièrement ci suñu biir commune maanaam comme ni ñu ko defee fii waruñoo jegewoo maanaam suñu diggante ak suñu morom war na ëpp mètre bu demul 2 mètre war nañu sol masque bi te masque bi war nañu ko sol bu baax a baax te ub bakkan ak gémmiñ am na ci solo bu baax a baax war nañuy raxas suñu loxo ndox ak saabu walla ñu jël gel bi pour nettoyer loxo yi. ñi nga xam ne nag ñooy waa kër docteur ba léegi ndax kuréel gi wala brigade bi di service d'hygiène ca ñoom la ñu tënkoo ba tax na nag ñoom dugal nañu seen loxo lool ci la jëm nag ci wàllub daan feebar bi ndax ku wax service d'hygiène rek ca sa xel dem ci ab ceet ca jamono yàgg ya sax dañoo daan wax ne na ngeen moytundiku tilim ndax su service d'hygiène ñëwee dinañ li daal di marqué mag ya nag doon moytu ni mel waaye gis nañ ne jamono yi fu ñu toll nii nit ñi daal daa mel ni daal digle yooyu dañ ko sàggane waaye service d'hygiène nag taxaw na temb ngir fexe daal ba bokk ci ñiy daan feebar bi di coronavirus ci Sénégal ñuy amal nag la jëm nag ci wàllu pompe ak raxas ay yeneen bërëb ba tax na nag ki nga xam ne mooy capitaine Idrissa Ndiaye mi xam ne mooy commandant brigade service d'hygiène bu Thiès moom de indi na daal seen taxawaay ca la nga xam ne mooy daan feebar bi di coronavirus daal di sëkk waxtaan ak soxna Fatou Fall ak Adiba. donc boo seetloo ba li ñuy wax première vague amee gisoon nañ service d'hygiène di yëngatu si wàllum li ñuy wax désinfection donc si lu ñuy nemmeeku léegi li ñuy wax ñaareelu vague bi loolu yëpp dañ ko delloo siwaat mais dañ ko gën a taral. donc mooy activité désinfection yi dañ koy kunne di koy def mais ñu maanaam jubali ko principalement si bërëb yoo xam ne dañuy tàmm di dajale ay nit mu mel ni marché yi mu mel ni quai de pêche yi mu mel ni fu ñuy jullee donc mu mel ni école yi donc lu ñuy def yëpp dañ koy jubal si maanaam si cible yooyu. donc ñaareel bi aussi mooy que kër yi aussi dañ leen di tàggat surtout borom kër yi ne. mun nañoo xeex ak doomu jàngoro ci biir kër yi bu fekkee da nga am eau de javel nga jël benn pàcc eau de javel nga yokk ci ñeenti pàccu ndox boo ko jaxasee boo koy jëfandikoo ci biir kër gi dina rey doomu jàngoro yi ci biir kër yi donc loolu aussi dañ koy tasaare ci biir kër yi. jox logistique bi muy appareil yi nga xam ne ni ngay gis ñu koy pomper même produit bi nga xam ne moo la ñuy wax désinfectant aussi jox nañu ko donc léegi lu ci des rek mooy ñu jëfandikoo effectivement pour xeex doomu jàngoro ji. donc jafe-jafe bu ñuy gën a rencontrer moom dafa nekk surtout ci fànn communication bi. mooy que boo waxee ba pare dina am ñu ko topp dina am ñu ko dul topp donc il faut ñu fexe ba nga xam ne ñoo xam diñ koy topp ñu fexe ba ñu fekk si ñu lu ñu bëgg. je pense que jafe-jafe boobu daal moom la ñu gën a ràññee si wàllum communication bi. donc di gën a rassurer population Thiès ne service d'hygiène moo ngi fi pour aar leen ñu bañ a feebar. donc loolu nekk na mission boo xam ni nguur gi sant nañ ñu ko. mbokk yi nag ñu daal di àddu bàkku boobee sax jëmmal xibaar yi teel askan bi tubaab di ko wax société gis nañ ne nag ci bés yi rek Thiès de ñu nga am njàkkare rawatina ña xam ne ñoo jëmmal seen kër ca foofe di Mbourkat ca biir forêt classée ba. tax na nag ba ñi nga xam ne ñooy waa Descos ak kilifa yi yore wàllu administration ci Thiès xëyoon rek ci bés yi weesu foofe ca forêt classée bu Mbourkat ngir daal di fa daanal ay kër mu nekk loo xam ne nag métti na lool ci gis ndax nañu doon daanale kër ya daal
jéggi na dalo lool ba tax bët mënees koo gis te sa yaram du daw ñi nga xam ne nag ñooy direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol di DSCOS àndoon nag préfet bu Thiès doon jëmmal ni mel ka nga xam ne nag mooy Moussa Diagne di préfet bu département bu Thiès moom ci wàllu boppam de daal dinañ dellu siwaat ana lan moo tax ñu def jëf ji ni mel ñu teewlu ko ci micro Ahmadou Bambali ak Moussa Mbaye. teew nag fii ci zone Mbourkat tey di jëmmal li nga xam ni moom moo nekk waru garam ci saytu naka la ñuy occuper espace bi nga xam ni moom ñun ñëpp dañ koo bokk te war ko organiser li ci nekk nag mooy li xew Mbourkat umpul kenn ndax ay weer a ngi nii ay at a ngi nii li nga xam ni ñi ngi koy utiliser espace bi dem ba jéggi dayo ci espace boo xam ne nii yoon dafa dogal ni kenn waru fi tabax ndax forêt bu ñu classé la forêt bu ñu classé nag boo ko déggee mooy que ni kenn waru faa mën a tabax lenn loo xam ne ni ay dëkkuwaay lay tant que déclassé wuñ ko waaye ma fàttali ni en 2006 commune bi dafa defoon benn lotissement bi bañ ko dee def jaarale nañ ko fa ñuy jaarale bépp lotissement ba am ci autorisation de lotir waaye malheureusement bañ a cay waxtaan ca jamono jooja dañoo xamul woon ni ci biir partie lotissement bi nga xam ni autorisé nañ ko lu ci gën a bari ci lotissement boobu mi ngi ci biir forêt classée bi ba ñu demee ba xam ko nag ba saytu ko ba gis ko évidemment ña nga xam ni ñoo dëkk ci partie bi nga xam ni moom moo dugg ci biir forêt classée bi amoon nag wax dëgg yàlla problème pour am autorisation de construire parce que autorisation de construire service ñoo koy joxe ak collectivité territoriale mais te ñoom seen bopp xam nañ ni foo xam ne ni forêt classée la autorisation mun a fa am ñooñu donc nekkoon ci njàqare parce que administration jox na leen këyit waaye ginnaaw ba mu leen joxee këyit mënuñu tabax parce que simplement ñu ngi ci forêt classée ñu profité nag ñoom en tant que collectif bi fi président de la République ñëwee bi muy lancé travaux KMS 3 yi c'était en décembre 2017 mu ni leen loolu amul problème dinaa instruire monsieur le gouverneur ñu xool naka la ñuy enclencher procédure pour mën a déclasser loolu ba mën leen permettre ngeen am seen document pour mën a tabax. ba léegi nag mbokk yi ca daane lépp kër yooyee xam ne ñoo nekk ca Mbourkat te nee nañu yeeyaay dañ ko tabax ca forêt ba te forêt boobee foofu forêt classée la te kenn nag amul sañ-sañ jëmmal fa ab dëkkuwaay ñu gis ne nag nit ñu bëri daal lu tollook 200 ak juróom fukki parcelle sax mënees nañ koo lim ne jot nañ koo jëmmal ca forêt Mbourkat boobee ba tax na nag ki nga xam ne mooy colonel Ndiaye nekk directeur bu DSCOS moom ci wàllu boppam daal nee na dañ leen a jox ndigal ngir ñu nërmeel kër yooyee ne nag lañ leen wax daal dinañ ko def ndax loolu mooy seen liggéey colonel Ndiaye mi xam ne moo nekk ci boppu DSCOS ci micro Ahmadou Bambali ak Moussa Mbaye. juste rek xamal leen ne tey bu ñu fi teewee c'est parce que li ñu gisandoo fii tey yéen ñëpp a ko gis ñu yeewu jël suufu état ci forêt classée di ko tabax ci anam yoo xamante ne méngawul ak li nga xamante ne moom la code de l'urbanisme santaane. damay tàmbali sama waxtaan simplement pour xamal leen li nga xamante ne moom la texte yu ëmb ci wàllu réglementation ak wàllu sanction su ma jógee ci loolu nag xamal leen aussi li nga xamante mooy suñu taxawaay ci wàllu saytu lépp luy tabax bu ñu def à travers le territoire national. code de l'urbanisme dafa ne képp kuy tabax war nga am kayit boo amee kayit war ngaa dem ci service de l'État urbanisme cadastre domaine autorité administrative outil autorisation bu la permettre nga construire sa avenir ak say avenir doom loolu boo ko defulee fépp foo tabax ak nu mu mënti mel ak fu mu mënti doon DSCOS am na droit bu la joxee sommation dindi ko parce que loolu la ñuy wax construction sans droit ni titre te pour man sax yenn yi yab état du Sénégal la mun na yow fekk suuf soo xamante ne ñëpp a ko bokk wala loo moomul nga fay tabax ay jumtuwaay yoo xamante ne lay wóor ni li ngay def xëy na du egg na nga ko bëggee. bu loolu weesoo aussi ma xamal leen ne nul n'est au-dessus de la loi li loi da ko sanctionné moo tax DSCOS ñëw fii après sensibilisation parce que le seul fait ñoo bind arrêt DSCOS
c'est les premières mesures war ngaa dem Descos laajte pour lan moo tax lan moo waral arrêt Descos lu ëpp 2 téeméer ak juróom fukk arrêt Descos bind nañ ko ci chantier yi lu ëpp fanweeri nit jàpp nañ leen jëbbal leen procureur mais taxul ñu arrêté te xam ngeen Descos du génn guddi code bi mayuñu ko loolu aussi ñu ngi ci def ay jéego pour que disposition ñu mën ko jël ba nga xamante ne même kuréel dinañ mën a jóg pour surveiller. waaye nag ñi nga xam ne ñoom lañu daaneel seen kër ñoom de ndeysaan daal nañu am njàkkare lool ndax ñoom nee nañu dañoo daan seen doole ba daal di jëmmal dëkkuwaay waaye sax dellusiwaat na ne xanaa de duñu daanal kër yooyee jox ko ñeneen ba tax na nag samp nañu ab wàllu jëmale ko ci son excellence le président de la république Macky Sall ngir taxawu leen ndax ñoom tumarank nañu te amuñu fañu jëm ab jigéen de moo wax ca seen tur àddu ci micro soxna Aminata Ndiaye ak Cheikh Fall. Macky Sall ñi ngi lay wax ne la ñun sonn nanu damm nanu tàyyi nanu ndax ñun ñi fi nekk ak sunu njaboot gi gone yi nga gis yëpp ñoo leen jur jaayunu lu dul cere fonde gouvernement bi tax na léegi balaa timis a jot tëggu nañ ca sunuy kër jaayatunu li nu daan jaay léegi dañuy xëy di tëdd sunu njaboot gi nag ñu ànd ak ñoom nag am jom lool àndandoo nag ñëw ci àll bi fàkk nag fas yéenee fee dëkk luyaas bi seer na kër goo ni nabb ñun la 20 junni kër goo ni nabb ñun la 100 junni amuñu ko nag sunu njaboot fii boo fi limoon ku fi liggéey ci gouvernement bi amu fi dañuy xëy rek di góorgóorlu nanu dimbale ngir yàlla ak yonent bi daggal nu sunu kër yii jox nu ko ñu ñëw samp ci sunu néegi ñax yi dëkk ci darajay Seydina Muhammad ñaan lan la ko yow Macky Sall ay sénégalais lañu duñu ay étranger fii lañu dëkk waaw kenn du ko tëj nag ñu jaar nag ci sunu kaw nag jàll ak sunu njaboot bañunu ko ñun ñëpp nag takku nañu taxaw ñun maire yeeg gone yeeg ñëpp nag takku nañu taxaw nañu jaar ci sunuy niiw door a jël sunuy paak. mbokk yi mu ngoog ko ñu jeexal nag loolee xam ne moo yitteloon alub askan bi di socié daal di tàbb nag ci reportage yu bés bi di reportage du jour ñu gis ne nag jamono yi dañoo nekk ci jamono sedd su ngoon jotee de la xam ne moom moo jëm ci wàllu bokkatu wala sollu diis nit ñi daal di ko faratal suba teel it loolee nag sonal nit ñi lool ba tax na nag jamono sedd daal tax na ba ñu bëri daal dañuy soppi seen colin waaye reporteru prestige yi nag doxantu woon ca marché central bu Thiès ci fan yu weesu nee nañ nag dañuy amal reportage la jëm nag ci wàllu ñiy jaay la ñuy wax cuuraay ndax nag nee nañu cuuraay ba suñ ko taalee ca biir néeg ya day dàkk ab sedd te dina tax sax ba sa xel du génn dem feneen loolee nag nekk nag lu am solo ca ñi xam ne ñi xam ne ñoo am soxna waaye nag ñi xam ne amuñu soxna nag ñoo loolee nag dañ koy sentaan rek wala dëgg ko ci ab tur ki nga xam ne nag moom mooy soxna Rokhaya Dieng àndoon nag Cheikh Fall ca marché central ak Ndeye Coumba Fall ci reportage bu am solo ñu teewlu. jamono ji dal dinay sedd lool loolee nag tax na ñu demoon doxantu ji ca marché central bu Thiès ci jaaykatu cuuraay yi boutique bu ñu njëkk a dugg nag fekk nañ fa ab ndaw buy wuyoo ci turu Babacar moom nag moo ñuy xamal xeetu cuuraay yu suñu jigéen yi di jëfandikoo. temps yi moom cuuraay moom loo ci wàccee moom du taxaw moom période bi instant yi toll nii cuuraay boo wàccee tey sax balaa suba balaa ngaa wàcc pôle bi jeex cuuraay na bëri na ay façon yu bëri am na namaray am na ay cuuraay ut am na ay Dakar na door pa am na cuuraay une minute de silence cuuraay bëri na ay façon cuuraay daal. Amane Ndiaye moom tamit xam-xamam màcc loolu ci lépp lu nekk xeetu cuuraay moo ñuy xamal tendance yi ak nu ñu koy jëfandikoo. moo tax am na fi cuuraay yu baax yoo xam ni sedd bi moom client yi dañ koy jënd bu baax. bokk na ci cuuraay yi comme yii nii am na cuuraay ut bi nii maamu kuwet moom bokk na ci cuuraay yi dox ak yeneen yi ay xalifa ay galip affaire yooyu même cuuraay yu bari yu am fii nii yoo xam ni client yi dañ koy faral di jënd. ca loolu nag seddaay bi tombeek jamonoy couvre-feu jaaykat yi nag ñoo ngi woo képp kuy jigéen mu ñëw xool ci xeetu cuuraay yu génn ngir bégal seeni jëkkër.
mbokk yi nag jeexale xibaar yi teel dëkku bi di Thiès ak la nga xam ne mooy wàccub liggéey ki nga xam ne mooy Serigne Atou Diagne nekkoon nag boppub kuréel gi di daayira Hizbu Tarxiya ñu jëmmaloon ko nag boobu ak léegi tolloog ci ñeent fukki at foofee ca université Cheikh Anta Diop jamono bu ñu nekkoon étudiant moom de gis nañ ne ba Serigne Abdou Lahad Mbacké doon ñëw ganee sa ca Ndakaaru ci atum 1976 taxawoon na fa taxaw bu am solo jamono yooyu sax nekk murit doon murit nag ca la gënoon a métti waaye nag mu am gëm-gëm ngir taxawal wala jëmmal liggéeyub Cheikhul Khadim kookee di Serigne Atou Diagne yóbbu yoonu murit fu sori ci biir adduna bi turam wër adduna gi moom de moo wàcc liggéey ci bésub démb mu nekk nag tiis bu mag ci mboolem seen murit yi nekk ci Sénégal ak li ko wër ba tax na nag démb soxna Marim Ly àndoon nag Moussa Mbaye foofee ca daara Serigne ca daara bi nekk fii ci Thiès doon amal gëstu rek ca ña xam ne ñooy taalibe ya ana kan mooy Serigne Atou Diagne reportage Marim Ly Moussa Mbaye ab tiis la askanu murit yeewoo tey kii di Serigne Atou Diagne nekkoon responsable moral di bu daayira Hizbu Tarxiya moo làkku ni tey ci suba nekkoon itam benn taalibe murit bu mag jiite woon daayira boobu lu ëpp ñeent fukki at daayira bi nga xamante ne dafa nekkoon rek di jàngale xasida Serigne Touba yi fii si Thiès nag ñi teewal Serigne Cheikh Ndigal Fall ñu ngi koy jaale murit yëpp ginnaaw buñ defee ci moom ay seede. Serigne Atou Diagne moom kenn la woon ci yoon wi ndax kenn umpale woon ni mbooloo mu mag lay jiite muy waa Hizbu Tarxiya di daayira des étudiants mourides noonu la tuddoon bés ginnaaw bi ko suñu saali soppee muy koo xamante ni ku ràññeeku la woon ci liggéey bi doonoon jëwriñu daara ja nekk koo xamante ni liggéey bi ñu liggéey ci yoon wi liggéey bu am solo la di wax ni daal xew-xew bu metti la daal ñoo ngi koy jaale mbooloo yoonu murit. ñëwaat nañu itam ci jëf yu baax yi Serigne Atou Diagne doon def ak place bi mu amoon ci tarixa murit. jëmm la joo xamante ni liggéeyal Serigne Touba ci la mos di nekk te liggéeyal Serigne Touba yombul Serigne Touba ko tànnoon teg ko ci yoonu ci kanamu murit yëpp mu jiite Hizbu Tarxiya te ku ne xam na dimension Hizbu Tarxiya ci àddina bi ci Sénégal partout dans le monde foo dem liggéey Hizbu Tarxiya ma nga fa te loolu lépp moo nekkoon seen responsable moral jiite woon loolu lu ëpp fanweeri at kon jàmbaar la joo xamante ni daanu na. seede nag benn la murid sadiq nekkoon rek di jàngale Serigne Touba fépp ci àdduna ngir rek bépp doomu aadama mën cee jëriñoo njiitum groupe Prestige Thiès mu ngi koy jaalee askanu murid yépp te di ñaan suuf sedd ci kawam. mbokk yi nag ñu àddu la yitteel biir réew mi di Sénégal tubaab di ko wax actualité nationale bés bu yàlla sàkk nag seen télévision régionale di Prestige di ca béy wàllu am solo la ca gën a fës ñu ànd ci soxna Fatou Fall. ñu dooree xibaaru biir réew mi ca Ngajaga nekk ca Notto Gouye Diama teenub gaz ba fa tàkkoon ba léegi fayagul li ca gën a doy waar nag mooy ku fa ñàkk bakkanam démb ci ab gendarme moom nag dafa daanu ci ab réservoir bu ñu fa defoon ngir fay tàkk-tàkk boobee moom nag bu mu fa daanoo def na fa ay waxtu laata sapeur di ko génnee ci yàggaay boobee la ñàkkee bakkanam ñu fàttali leen ni rek ci le 19 décembre la teen boobu tàkkoon ba léegi kenn fayagu ko nemmeeku nañ ci it ay techniciens yu bàyyeekoo ca réewum Amérique ñëw nañu fa ngir fay ko waaye ba léegi daal fayagul. brigade régionale buy xeex wàllum drogue daal dina teg loxo ñaari nit lañu leen toppee mooy jaay drogue ak denc ay ngàndaay yu ñu amul ndogal la bu ñu sukkandikoo ci waa police ñaari kilo drogue yu ñu tuddee cannabis benn fital bu ànd ak ay balama benn fas ak benn charrette bu leen doon yóbbu jàpp nañu leen samba ba yooyu nag yóbbu nañu leen ca yoon. ñu jeexalee ko ak mbas mi di gën di yokk te ñu totofal ci état d'urgence ak couvre-feu moo waral kilifa yi dëgëral mesures yi ñu jëloon ngir mën a xeex ak mbas mi. préfet bu Thiès Tivaouane ak Mbour daal nañu fas yéene tëj marché yi bu juróom-benni waxtu ci ngoon jotee li waral lool nag di cat ngir mën a xeex ak mbas mi di law marché yi nekk ci Thiès Mbour ak Tivaouane dinañu leen ubbi bu juróom-benni waxtu ci suba jotee
ba juróom-benn waxtu ci ngoon ci dibéer bi nag marché yépp dañu leen di tëj. mbokk yi bàkku boobee di jëmmal yitteel wàllu bitim réew di actualité internationale bés bu yàlla sàkk seen télévision régionale di ci béy wàllu am solo. ñu tàmbali xibaar yi teel bitim réew ak gaal goo xam ne nag dafa suux foofee ca géejub Libye ay migrants lañu te ñoo jëloon gaal di wuti Europe. ba tax na nag lu tollook ñeent fukki nit ak ñett daal di nañ ñëw ñàkk seen bakkan lu tollook fukki nit nag ñoom de ñu daal di leen wàllu ña xam leen ni mel nag mooy organisation des nations unies ginnaaw bi jéeya boobee amee nag ci alarba bi yemoon ak ñaar fan ci weeru janvier ci atum 2021 ñu jàpp ne nag fukki nit ñooñee sax daal di nañ leen wàllu ca wetub dëkk bi ñuy wax Zouahra nekk ca Libye waa organisation des migrants ak waa agence des nations unies xam ne ñoo yole wàllub daw làkku yi de ñoom daal ñoo xam le ni ñu mel ginnaaw bu ñu amalee ab communiqué. foofu nag ca Centrafrique présidence de la République ba dee daal dina wax ne daal ni leen jëmal la ñuy wax couvre-feu appal ko nag lu tollook fukki fan ak juróom ñu fas yéene ko def nag ca dëkk ba yëpp la ko waral nag dañoo gis ne nag ay rebelle yoo xam ne nag ñoo manko daal di song capitale ba di Bangui ngir daaneel nag wala nërmeel nguurub ki nga xam ne mooy président bu ñu fal bés yi weesu rek di Faustin Archange Touadéra ñu jàpp ne nag état d'urgence boobee nag la tax nag ñu jëmmal ko mooy daal fexe ba aar capitale ba di Bangui waaye nag fexe daal ba puus rebelle yooyee gan leen a dàkk ca peggub capitale googu armée ba sax moom mu nga doon jëflanteeg ak ñoom ginnaaw bu ñu leen congee ci fukki fan ak ñett ci weeru janvier ñu fàttali ne nag opération yooyee maanaam aar googee ñuy aar Bangui ak yeneen gox yi fa nekk ñu ngi koy def rek ngir dàkk rebelle yi daal waaye it fagarlu laata ñuy amal ñaareelu cong. jeexaleep xibaar yitteel bitim réew ak la xam ne moo yitteel présidence bu George Weah mi xam ne moo nekk ci boppu Libéria tey nag ci arjuma yemoo ko ñaar fan ak ñaar ci weeru janvier la kii di George Weah daal amal ñetti at ca boppu Libéria moom nag footballeur bu ràññeeku la woon ñu daal di ko fal président am lu tollook juróom fukki at ak ñeent moom nag ñetti at yi mu def de ca bopp Libéria nekk na loo xam ne nag jàpp nañ ne ak jéego la dëkk boobee nag lu mu nga am lu tollook wala lu mooy lu tollook juróomi million ci ay nit ña fa dëkk waaye nag dëkk boobee nag nekk na dëkk boo xam ne sonnoon na lool la jëm nag ci wàllu guerre civile ba fa amoon ci atum 1989 jàpp 2003 waaye nag Ebola bi sonnal leen lool ci atum 2014 jàpp 2016 ba tax na nag ki nga xam ne mooy George Weah bi ñu ko tegee ca réew ma jot na def nag ay jéego yu am solo la jëm nag la ñuy wax réalisation ñu gis ne nag la jëm nag ca jàngum université publique ya def na ko ba kenn feyatul la jëm nag ca tabax ay yoon ak yeneen liggéey la jëm nag ca dëkkaan yooyee ne nag jëmal na ko projet yu am solo daal ci gàttal def na ko ca dëkk boobee de Libéria waaye nag ñi xam ne ñoo nekkee ca ku jege daal ñu ngay jiin ne daal la jëm nag ci wàllu guerre ak njuuj njaaj mu ngay wéy ci am ca dëkk boobee di Libéria. bàkk boobee di firndeel la yitteel wàllub tàggat yaram bés bu yàlla sàkk it ki nga xam ne mooy Fallou Ndaw di ci béy jéegu am solo ñu ànd ak moom ci li ca gën a fës ci bés bi. ñu ubbee ko ak championnat d'Afrique des nations CHAN bi ñuy jongante fële ci Cameroun 2021 ñaareelu journée bi ci groupe C bi Maroc ak Rwanda dañoo témboo kenn dugalul dara ci sa camp morom. Togo dafa daan Ouganda ñaar bal ci benn. Maroc mooy wéy di nekk ci place bu njëkk ba am ñeent poñ Togo nekk ci ñaareel place bi am ñett poñ ci
programme tey jii ci groupe D bi Zambie ak Guinée ñoom ñooy jongante di xëccoo rek première place bi ndax ñaari équipe yooyu yëpp ku ci nekk ci ndam nga jóge am ñett poñ victoire bu am ci diggante ñaari équipe yooyu nag day tekki rek ne qualifié nga ci quart de finale ya. Tanzanie moom dina songo ak Namibie ñaari équipe yooyu ku ci nekk ci jël nga jóge woon beneen jël nag da lay daal di éliminer ci jongante boobu kon nag jël dañ koy tere ci jongante ñaaru dëkk yooyu. Ligue 1 ci Sénégal fii 4e journée ci programme tey ji jàmbaar bi nekk ci place bu njëkk bi mooy dalal Dakar Sacré-Cœur mi nekk ci juróom-ñaareelu place bi. Casa Sport nekk ci fukkeelu place bi ak ñaar di songo ak Stade de Mbour mi nekk ci ñaareelu place bi. AS Pikine ñetteelu place di dalal Génération Foot mi nekk ci juróom-benneelu place bi. Jaraaf nekk ci ñeenteelu place bi di songo ak AS Douane. Mbour Petite Côte di songo ak Teungueth FC. Ñaari Tali di dalal Ndiambour bu Louga. ëllëg ak jàmm nag fii ci stade Lat Dior bu Thiès. Seneps Excellence di fi dalal Union Sportive bu Gorée muy jongante bu ñuy xaar nag bu baax a baax te Prestige sax namm na jox leen match boobu ci seen télévision en direct ak ci YouTube. Ligue de ñeenteelu ayubés ci programme tey ji EJ Fatick dina dalal Guédiawaye Football Club. Dakar Université Club di dalal Jamono Fatick. Africa Promo Foot ci stade Lat Dior bu Thiès di dalal Demba Diop bu Mbour mi nga xam ne moom moo nekk ci place bu mujj bi. ëllëg ak jàmm nag Kër Madior bu Mbour mi nga xam ne moom moo nekk ci place bu njëkk bi dina dalal Sonacos bu Diourbel mi nekk ci juróom-ñaareelu place bi. US Ouakam 6e di songo ak Amitié Football Club mi nekk ci ñetteelu place bi. Port Autonome di dalal Renaissance Dakar. dinañu jeexal nag jongante yi altine ak jàmm fii ci stade Lat Dior bu Thiès match bu ñuy xaar bu baax a baax. Thiès Football Club nekk ci 9e place bi am ñeent poñ di dalal Linguère bu Saint-Louis mi nga xam ne am na juróom-ñaar poñ nekk ci place bu jiitu bi moom ak Kër Madior. ci national 1 stade Lat Dior tey jii ci ngoon US Rail doon fi songo ak AGEL bu Rufisque altine ak jàmm nag Kayor Foot dina dalal Olympique bu Ngor. ci Europe Ligue 1 France ñaar fukkeelu ay bés ak benn Paris Saint-Germain duma yu métti Montpellier ñeent bal ci dara am ñeent fukk poñ ak juróom. Paris Saint-Germain mooy wéy di nekk ci place bu njëkk ba. ci programme nag Lens dina songo ak Nice. Monaco nekk ci ñeenteelu place bi di dal Marseille mi nekk ci juróom-benneelu place bi. Série A fële ca Italie fukkeelu ay bés ak juróom-ñeent Benevento ak Torino dañoo témboo ku ci nekk ñaar bal la dugal ci sa camp morom. ci programme AS Roma nekk ci ñeenteelu place bi dina songo ak Spezia mi nekk ci fukkeelu place bi ak ñett. AC Milan mi nekk ci place bu njëkk bi am ñeent fukk poñ ak ñett dina dalal Atalanta mi nekk ci juróomeelu place bi. Udinese di songo ak Inter de Milan mi nekk ci ñaareelu place bi. Fiorentina di songo ak Crotone. ca Angleterre Premier League fukkeelu ayu bés ak benn muy jongante dabu Aston Villa di songo ak Newcastle. ci Coupe d'Angleterre nag dinañ jongante 16e de finale ya ak match choc yu fa am. Southampton di songo ak Arsenal ci 16e de finale bi. Chelsea di songo ak Luton nag club division 2 la. Fulham di songo ak Burnley. Bradford club 2e division di songo ak Leicester. wante jongante bu mag bi nag dinañ ko xaar ci diggante Manchester United ak Liverpool. basketball ñetteelu ayu bés ci programme ci góor ñi ci stade Lat Dior bu Thiès ci samedi ji US Rail di songo ak Saint-Louis basket club. ëllëg ak jàmm ci dimanche yi fële ci stadium Marius Ndiaye Dakar Université Club di fa dalal ASC Thiès. course fas lañ koy jeexale juróom-benneelu ayu bés ñeent fukk fas ak juróom-benn nag dinañu daw ci juróomu catégorie ci hippodrome Ndiaw Macodou suba ak jàmm fii ci Thiès. dinañu xool nag jongante bu rëy bu war a dox ci groupe 1 boobu ci distance su 2200 mètres lu tollook fukk fas nag dinañ nekk ci départ ba te fukk yooyu yëpp ku ci nekk am ndam ngay wut ci course boobu. jërëjëf Alaaji Fallou Ndaw mbokk yi loolu moo nekkoon xibaar yi xam ne seen télévision régionale moo leen ko indiloon xibaar yi
ñeel li am tàmbal ab semaine bu jot ñu koy wax journal hebdomadaire ñu koy amal ci seen télévision régionale toppoon nag xibaar yi amoon ci fukki fan ak juróom-ñett jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier ngir tax nag ba askan bi mën a xam daal ana lan moo amoon wala lan moo gënoon a fës rek ci biir semaine bi mu nekk nag mbégte ci ñun ci topp ngeen ñuy topp bés bu yàlla sàkk delluwaat gërëm ñëpp ñi xam ne dañuy seytaan ca bitim réew ci réseau bi ñuy wax IPTV am ñi tàmm suñu plateforme yi ci mel ni page Facebook live site d'information www.prestigethies.com ak page YouTube bu Prestige mbokk yi delluwaat di leen wax ne rek man ngeen abonné ci Prestige TV ginnaaw bi ngeen téléchargé seen application ginnaaw bu ngeen demee Google Play téléchargé seen application Prestige TV su ko defee ngeen gën a am xibaar yi tukkee bitim réew biir réew mi di Sénégal ci anam ni mu gën a gaawee ci seen téléphone portable ak seen ordinateur mbokk yi bés yi di ñëw ca yeneen xibaar yi teel lay am bés bu yàlla sàkk mbokk yi jërë ngeen jëf